mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi la ca gën a fës tiitaange bu rëy la ñu nemmeeku ca Wakaam gannaaw sàkku ba ñu fay sàkku gune yi xeetu ñaawteef yooyu nekk booba léegi ay at a ngi nii mu di fa am mel ni nag lu dal di andi xel ñaar ci bët ya ñuy xoolee ña fay jàngale ca daara yi. leneen luy andi tiitaange di woppi coronavirus masque ya ñuy takk ngir fagaru ca dafa dem ba tumuranke fi mu ne nii loolee tax sax ba njëkk li dal di yokku jóge si ñetti téeméer jàll si juróom-ñaar téeméer daañu ci dikk ci bile jotaayu xibaar. ab ndaje bu yaatu la ñu dal di ubbi ni ki tey ji ci Ndakaaru ngir sargal borom xam-xam bi di Samir Amin moom moomee nag taxawaay bu ràññeeku la amoon jëmee ci réewu Afrique yi dal di jëm kanam. lii moo ci gën a fës yaatal bi nes kis lay doon. mbokk yi asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar ab tiitaange bu mag la ñu nemmeeku ca gox bii di Wakaam gannaaw nag sàkku ba ñu fay sàkku gune yi boobaak léegi ay at a ngi nii xeetu ñaawteef yu mel noonu di fa am mel ni nag dafa dal di andi xel ñaar ci bët yi ñuy xoolee ñi nga xamante ne nag ñoo di jàngale ci yooyu lee daara dañu ciy ànd ci gëstu ak Abdourahmane Ly Sidiña. ñu ngi Wakaam muy bërëb bu ñu tuumaal benn sëriñ daara siif ci kaw gune muy ay tuuma yu mu nangu. muy pédophilie niki atum 1999 mu di mbir bu yàgg loolu te muy yàq deru jàngalekatu alxuraan yi ci dëkk bi bu ñu sukkandikoo ci chauffeur bi. dama ko ñaawlu ndax maanaam kooku boobu ni ma ko gisee day yàq deru jàngalekat yi yow alxuraan ni mu màggee ak ni mu foore ngay nitu diine di ko jàngal ay tout tànk war nga am noo doxalee ñoom lu dul di leen weele may xamal ne leen àdduna ñaar rek moo fi ne lu baax lu bon boo bañee lu baax am lu bon boo bañee lu bon am lu baax te lu baax li moom boo doo ci féete mukk perte. lu ko soriwul dara ñu tase fi benn sëriñ daara bu am ay daara yu bëri fii ci Wakaam sëriñ Aliou Niass d'accord na ak ki mujj wax moom mi leen nag mi ngi artu. rafetlu wuñ ko ndax en tant que koo xam ne éducateur nga da nga war a au bon exemple wane. melo bu rafet ci xale yi ngay yar parce que xale yi da nga leen yar pour diine da nga leen yar pour jëmbat alxuraan ci ñoom da nga leen yar pour jëmbat diine ci ñoom kon nag jooju jëf moom rafetlu wuñ ko te jëf ju salte na ñaawlu nañ ko ñuy artu nag nitu daara yi nga xamante ne dañoo dugg ci système daara bi te di ko yàq rafetlu wuñ ko ñu ngi leen wax na leen ñu teggi seen tànk ci lool. même ak loi bi criminalisé viol ci mim réew. te ñu wote woon ko lu yàggul dara ca pencum ndawi réew mi tiitaange ngay woy di seetlu ci waajur yi yu ci mel ni soxna si gannaaw bile mbir. tiit ak jaaxle ndax maa ngi yor njaboot yor naa samay doom ba ñu sëy maa ngi yor ay xale yu ndaw samay doomu rakk ak samay sët te ñoom ñëpp daanaka fu ñooy tax fu ma war a xëy ma naaje fa fu ma war a teel a dem maa ngi nii di doog a génn sama kër. ay pression nee nañu am na ci ñooñee nga xamante ni ñoo dund mbir mi te ñu demoon porter plainte ngir ñu dindi ko mu mer loolu ci boobee mbir waa ji moom jàpp na ni loolee xel waru ko xalaat. nañu bàyyi ñaan intervention ci koo xam ne day def lu bon ki def lu bon nag nañ ko bàyyi yoon dal ci kawam man loolu laa xam donte sama waajur la sax na yoon dal ci kawam duma ko ñaanal intervention mais nag léegi sunu réew mi li ko di yàq nëppal yi. mu di pédophilie ak abus de confiance kon ndaxte kile ñu tuumal da doon dem daanaka bay fayal jàngu ñi nga xamante ni ñoom la doon sàkku ngir dalal xelu waajur yi balaa nag mu daan yegg ci kaw gone yooyu la. Abdourahmane Ly jërëjëf leneen lu ñu nemmeeku mooy ne ndongo yu bari dañu ragal ñi nga xamante ne ñoo leen di jàngal ñenn ci askan wi daal di jàpp ne lu ni mel jaaduwul ñeneen daal di gis ne war naa mën a nekk Boubacar Dieng ak Baro Sow doxantu woon nañu ci mbeddu Médina ñu teewlu seenu gëstu. rue 22 bu Médina jant bi commencé jóg ci bile bërëb ci atelier bi ñuy defaree ay dàll xale bu góor bi di fi liggéey moom mi lee jàpp na ni lii di ascendance psychologique amul ci diggante jàngalekat bi ak ndongo daara bi. ngeen ko tuddee maanaam dox ci xelu xale bi ngeen ko tuddee waaye man li ma ci jàpp mooy li nga xamante ne bu fekkee li war a am bu amee muy ci côté yëpp man du ma ko tuddee noonu ndax benn cër lay doon boo xamante ni que mooy waral moom maanaam xale bi dañ koy def ci xelam benn cër boo xamante ne daf ko war a jox ki koy jàngal. ba tax que yoon bi mu ko bëgg a jaaral dina si jaar. Virginie Mendy moom li mu xamle moo di
boobule ascendance psychologique sax dafa warut am ci diggante jàngalekat bi ak ki nga xam ne moom lay jox xam-xam. jàng war nga ci am dégg nga diggante élève ak kii war nga jàngal sa élève bu deful loo xam ne puisque léegi ñu ne dóor amul mais xale bi su defee loo xam ne du yoon nga convoqué parent bi mu ñëw nga wax ak moom lu xale bi def ci cas dëgg. Ndiougo Diaw moom boolewu si sikki sàkka ndaxte xale bu góor bi ñu fekk mu taxaw si bile buntu boutique dafa gis ni si jàngale amul benn yoon foo xam ne nii boog ki di jàngalekat bi war na dox si xelu ki muy jàngal. ñi nga xamante ne si ñooy jàngale normal ñëpp amul kenn koo xamante ne si da ngay influencer sa élève à ce que mu ragal la ba nga xamante ne si lépp loo ko defloo mu defloo donc je pense ki nga xamante ne si mi ngi influencer xale bi à ce que mu def loo xamante ne si du naka sudul noonu je pense kooku jàppee ma ko comme jàngalekat. ngir moytu li ni mel ñoom ñaar ñile jàpp ni dañoo war a saytuwaat ki nga xam ni mooy war a joxe xam-xam ñii di gone yi. lu mel ni état bi moom moo ci ëpp responsable daal ndax tey jii muy jàngalekatu alxuraan bi wala jàngalekatu école français bi yooyu yëpp moom daf ci am responsable maanaam ki nga xamante que mooy jàngale ni ñu ko war a tànnee buñ ko tànnee noonu defal ko formation bi nga xamante que moom la war a am moom bu dikkee bu fekkee xale bi daf ko ragalit xale bi du si gaañu ndax comme tey jii mu njëkk booy xoolee école yu bëri bu fekkee école français la tey jii bu xale bi ñëwee di jàng si kër gi bu defee benn dégât bu ndaw sax bu ne ko yow de naa la booleeg sa musée wala affaire yooyu dina bàyyi loolu. jàngale kii jàngale daa war a am nu mu war a mel dégg nga kii jàngale daa am nu mu war a mel ni mu war a mel bu ni melee ki muy jàngal du am gaañ ci moom te du am benn lor ci moom nit ki bala nga koy yar da nga koy gën a yaru dégg nga. si bu ñu sukkandikoo si askan wi nga xam ne ñoom lañu jot a dajel yenn sàkku yi nga xam ne jàngalekat yi wala jàngalekatu daara yi moom la ñu amal ci xale yi li ko waral moo li nga xam ne moom la ñu tuddee ascendance psychologique ñoom ñi lay jàpp nañu ni sax lu ni mel dina tax xale yi daal di ragal ñi ñuy jàngal. dañuy desandi ci fànn boobule imam bi nga xamante ne moo di Aboubacar Diankhe moom ci xutbaam dafa dal di sàkku ci jullit yi ñu dal di dellu rek ci li nga xamante ne moo di ay digle l'islam lu ni mel mi ngi ko xamle ca ba ñuy tekk xeex bu njëkk ci institut islamique bu nangaan campement muy sàkku ba tey ci waajur yi ñu dal di nemmeeku bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo di njaboot gi imam Aboubacar Diankhe la ñuy teewlu ci micro Aliou Kane. nit ñi ñaa ngi wax crise de valeur ñii di wax crise économique ñii di wax crise de passe-passe waaye crise bi dëgg-dëgg mooy nit lañ am problème tey nit kooku nag éducation dafa raté yaram raté mu mel ni une bombe explosive bépp réew ku koy defar da nga koy defar ci xam-xam da nga koy defar ci yar da nga koy defar ci jikko da nga koy defar ci valeur te ñu ngi perte suñuy valeur ñu ngi perte suñuy jikko te dara warlu ko internet WhatsApp ak yeneen yi dem na ba yàqal tey doomu aadama yi fu ñu war a jëm ak lu ñu war a def kon nag il est temps imam yi chef de village yi gouvernement bi ñun ñëpp ñu conjuguer ay effort pour mën a suqali réew mi yi fii dugg te bokk fi ñu di ko wax guddi ak bëccëg ñu mën a fexe ba am une nation boo xam ne la fi maam yi tabaxoon doon xeex ak colon yi di jàngale di yar ba ñuy dem Sénégal nekk 95% musulman loolu ñun mooy suñu objectif tey. ñu àddu jëmee ci leneen daal di wax rek ci jafe-jafe ndox mi nga xamante ne boobaak léegi ñetti at a ngi nii Fimela di gox bu nekk ci département bu Fatick di jànkonteel ay yooyu la jafe-jafe ñoom nag la ñuy sàkku ni ki démb ba ñu génnee daal di fësal seen mer moo di kilifa yi ne ñu andi ay saafara ni mu gën a gaawee ci mbir mi dañ ciy teewlu Aliou Kane. lii di ñàkkum ndox askan wi yeewoo ci diwaanu Fimela ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax te it nee nañ ñetti atu yàllaa ngi mënuñu fexe rek ba am ndox ci niñ ko bëggee maire bu Fimela di ci indi ay leeral. kon xale yi nañ muñ tuuti ndax ñàkkum ndox mi du ñoom kese arrondissement bi yëpp la Sénégal yëpp ñoo ñàkk ndox Mbour ñu ngi koy jooytu Foundiougne ñu ngi koy jooytu partout ñu ngi jooytu ñàkkum ndox waaye comme nag état bi mu ngi ciy def ay jumtuwaay ba ñun am sant nañ yàlla ba marché d'offre bi lancé nañ ko ba am nañ kuñ ko attribué ba mu war a démarrer liggéey bi nañ mun a tuuti rek incha allah léegi ndox mu am te loolu dinaa la ci yokkal ne fii rek depuis 10 jours yi ñu ba tey chaque bés bu yàlla jot ñaari camion dañuy dugg Ndangaan campement dugg Ndangaan sax bu jox population bi ndox loolu xam naa ne aussi ñoom aussi waroon nañ ko mun a wax xam ne loolu aussi am na fi. moom nag dalal na xelu askan wi wax ni am na ay jéego yi nga xamante ne teg nañ ko ngir daal coono yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkoonteel ci wàllu ndox mi faree ginnaaw. ci wàllu ndox mi dégg naa sax marché amoon na tey
waaye yaakaar naa marché bi sax xëy na mënutoon ñàkk nekkul ci coobare xale yi comme dëkk bi Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk bu problème amee du ñàkk wax dëgg yàlla nit ñiy dox di dem di fexe nañ ñaxtoo mais yaakaar naa ne xale yi nga xam ne ñoo doon marché tey ñi ko ŋànk dem nañ ba DG OFOR recevoir na leen seeni ndaw recevoir na leen kayit yu yaa ngi nii marché bi ñi attribué marché bi ñëpp xam nañ ko seeni ndaw wax na leen ko wax na leen ne ko incha allah dinañ réhabilité forage yu yaayam ak forage yu Ngoye vendredi bii passé équipe technique bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo gagné marché bi ñoo nañ ba def implantation pour démarrer liggéey bi. maire bu Fimela nag moom dafa doon jiite cérémonie de lancement de travaux de construction bu benn institut islamique bi nga xamante ne ñu ngi ko sanc ci village bu Ndangaan campement li ko tax a jug rek mooy fexe ba xeex lii di yelwaan gi ci wàllu gune yi. Aliou Kane ku nekk ak jafe-jafe yi ngay jànkonteel saa si tembe mu mel ni woppi coronavirus mu ngay wéy di andi tiitange ci àdduna si sépp fii si Ndakaaru nag dañoo dem ba masque yi nga xamante ne moom la ñuy takk ngir fagaru si dafa dem ba ñàkk pharmacie yu bari amatuñu ko loolee nag la mu jur mooy ne njëg li dafa yokku jóge si ñetti téeméer jàll si juróom-ñaar téeméer ñu teewlu si Adama Sarr ak Souleymane Meng. feebari coronavirus bi di lëmbe àdduna bi dem na nag ba indi li nga xamee ne moo di ñàkku masque de protection ci bërëbu pharmacie yu bari li ni mel sax lañu nemmeeku ca pharmacie Obélisque yu nekk ci Colobane. ñu man aw ma ko suma biir pharmacie kenn aussi ñëwul di ma laaj ci ay masque benn yoon la ma nit oo di laaj mais c'est pas pour lui certainement c'est pour li mu bëgg dafa bari comme li mu bëgg dafa bari. J'ai dit man awma ko fi ñu jëlee garab amuma to en dehors de fi ñu jëlee garab mënuma fa jëlee beneen produit pour dugal ci suma pharmacie. daanaka jafe-jafe bi nga xamee ne moom moo dal pharmacie Obélisque moom itam la ñu nemmeeku ca Derklé rawatina ci pharmacie à Miséricorde. bon ñun personnellement suñu pharmacie moom amuñu masque. léegi problème masque yi moom su fekkee am na rupture mun ma si wax dara quoi peut-être mun na nekk au niveau national waaw léegi lu tax mu am rupture là moom xaw ma si dara quoi man présentement aw ma masque fii. li wokk pharmacie Obélisque ak Derklé xuriwul benn yoon nag pharmacie Sonatel 1 nekk ca Grand Yoff file nag lii di masque de protection bari na fi lool. am na kay am nañ ko waaw ku ko soxla mën na ñëw fii am nañ ko et puis kii biñ ci am tamit doy na quantité biñ ci am tamit doy na. nee nañu nag lii di ay du yem ci boppu borom loolu nag tax na boo lii di njëgub li nga xamee ne moo di masque yi daal di yokk. masque facial yi dafa nekk masque yoo xam ne ni actuellement ni on en a besoin mooy lu ñu soxla la mais dafa manqué ñun dañ koy jaay mais amatuñ stock boo demee ñu ci bëri amatuñu stock bi ñi ko yor dañoo yokk prix bi mi ngi doon jar 1500 carton de 50 mais actuellement nii ñu ngi koy jaay 2500 wala 3000 ba 3500. coronavirus di jommal jamono ji waa Chine wante itam jaaxal àdduna wërngal këpp li ni mel sax dem ba indi njeexintal ci wàllug masque bi nga xamee ne kenn mënatu kaa gis ci pharmacie yi loolu doyul njëg la far yokk. mbokk yi ñu ngi leen ko junjee woon ci boppu xibaar yi ab ndaje bu yaatu la ñu daldi ubbi ni ki tey ji ci Ndakaaru ngir sargal rek borom xam-xam bi di Samir Amin xam-xamam màccoon lool ci wàllu koom te mu amoon nit taxawaay bu ràññeeku ngir rek réewu Afrique yi daldi jëm ca kanam Mortala Anne ak Augustin Mandang ñoo ñu fa teewaloon. mi ngi gane ci àdduna ñetti fan ci weerum septembre mi atum 1931 moom mi di professeur Samir Amin doonoon ko xam-xam màgg lool daal di investir ci wàllum renforcement ak rayonnement intellectuel bu Sénégal li mbëbëtoon bile symposium nekk lu dul xoolaat li mu fa bàyyi moom professeur bu mag bi. Le professeur Samir Amin avait en effet un très fort attachement sentimental. Docteur Samir Amir amoon na yitte ju mag joo xam ne joxoon na ko suñu aaday réew ak taarixam loolu la waral mu def ab gëstu bu yaatu boo xamante ni bi jëm na ci taarixu réew mi moo waral li nga xam ne xaatim na ko tey nekk loo xam ne da koy firndeel. politique à mettre en œuvre dans les différents domaines des recherches poursuivies. mu ñëw ibbi li nga xam ne mooy bileb symposium moom jëwriñ ki ñu dénk wàllum économie mi ngi
saluer mémoire bu professeur Samir Amine bi nga xam ni contribué bu baax wàllum xam-xam li jëm ci wàllum économie. Je viens de présider donc la cérémonie d'ouverture du symposium. tey dama teew fii ngir nekk kilifa ak jotaay bi nga xamante ni bii si li ñuy fësalee document yi nga xamante ni bii docteur Samir Amine def na ko si wàllum taarixu réew mi. te yaakaar naa lu am solo loo xam ne buñ ci sukkandikoo dëgg nag li nga xam ne moom la ñu bëgg si dëkk yi nga xam ne ñoo fare si Afrique sowu jant ak bët saalimu réew mi dina nekk loo xamante ni bi dina am solo lool ngir mën a bijji bu baax a baax ni nga xamante ni bi noonu taarixu réew mi tëdd. Pousser les pays du Sud donc à s'émanciper définitivement économiquement. mu doonoon fondateur forum bu tiers monde ak forum mondial bu alternative moom mii di Samir Amine ñu taboon ko ci téeméeri économiste yi nga xam ni ñoo gën a màgg ci àdduna mi ngi génn àdduna fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2018. Sénégal dafa bari lool ay bor loolee bari na ay borom xam-xam yu koy faral di wax fi ñu toll nii nag lu toll ci juróom fukk ak juróom ci ay milliards ñoo génn ci gaaf ak UEMOA dal di jëm ci réewu Sénégal loolee ana la mu wund mais sababu moo ñu ci andil ay leeral ci micro Kesen Ndour. émission titre dafa am marché boo xam ne du Sandaga du Tilène maanaam du jaay gerte caaf du jaay géej gi moom li muy marché boobu xaalis la xaalis boobu nag nekkul Sénégal tey mi ngi Côte d'Ivoire. ci ñun ñi nga xam ne réew yi ñu ko seqal mais am na réew yoo xam ne soo fa demee ñoom réew mu nekk ak sa marché waaw tey soo demee Maroc am na marché boppam Égypte am na marché boppam Nigéria am na marché boppam mais ñun ñi nga xam ne suñu koom demeewul noonu dañoo dajaloo ci benn marché muy marché bi nekk Côte d'Ivoire marché boobu nag soo fa demee ñaar a fay am ñaari marchandise kenn day ñëw ne man de dama soxla xaalis lebal leen ma su ko defee ñu wax ko ci rajo bi suñ ko waxee yow man keneen ku yor sa loo dencoon daal nga génne ko muy réserve sa épargne nga génn ko ne man de mën naa joxe nangam temps léegi nag loolu la ñuy dajale jox ko kooku nga xam ne dafa ñëwoon di leb ba mooy 6% lay doon en général donc taux d'intérêt bi moo gën a faible maanaam moo gën a tuuti ba pare da nga ko fay ci 3 ba juróomi at xëy na loolu daal mooy condition bi. waaw xam nga banque bi dafa cher ndax banque moom soo fa demee daanaka taux d'intérêt bi mën naa dem ba juróom-ñeenti poñ alors que fay juróom-benn poñ rek la intérêt bi. ba pare benn banque fii ci suñu réew yi pour benn banque jóg lebal la lu toll nii dafa jafe xanaa ay banque dajaloo loolu nag day compliqué pool lañ koy wax pool financier. ñu àddu jëmee ci xibaaru tàggat yaram suñu gaynde yi ci yëngu ci wàllu karaté ñoom ñibbisi nañu jóge nag ci compétition bi ñu demoon ci réewu Afrique àndaale nag fukk ak benn ci ay médailles benn bi di or bi nag Sénégal mu jël ñeenteelu place ba te bii ma ñaareelu yoon muy am lu ni mel Moustapha Gabar Diop ci leeral. jigéen yi ngeen gis daaw ñoo nekkoon championne d'Afrique ren ñu gañewaat ko donc day wane ni ñoom ba tey Sénégal mi ngi maintenir place am. te manière bi ñu ko gagné ren moo gën a baax ni ñu ko gagné daaw ça veut dire que performance bi mi ngi fi pour góor ñi aussi daaw 3e lañ jëloon ren ñu jëlaat 3e day wane ni combattants yi ñoom it góor ñi ñu ngi maintenir seen niveau. léegi li si des mooy liggéey parce que xam nañ ni ñu raw maghrébien yi ñoo ñu raw Sénégal jël 5e topp si ñoom donc loolu jàngat nañ lan moo tax ñu raw ñu mais ci wàllu technique la ñuy wax ñun ndax ay coach lañ ci technique la ñuy xalaat ndax championnat d'Afrique bu ren bii. dafa xaw a ala dawme ni ñu koy waxee parce que moom mooy dernier tournoi continental yi am avant Jeux olympiques yi war a am ci Tokyo 2020 donc tournoi qualificatif yi day continuer mais bii daf ci déterminant woon ndax coefficient bi moo gën a bari kon xale yi laajoon na ñu am ci ay médailles. mu doonoon Ibrahima Konaté di entraîneur national bu équipe bi doon addu ci micro Moustapha Gabar Diop beneen xeetu tàggat yaram buy faral di bari loolu la fi ñu toll nii ci Ndakaaru mu di paintball loole nag duñ ci sori ana la mu wundu Cheikh Sall moo ñu ci andi ay leeral. waaj xàcc natt dóor po mi ñu duppee paintball jamono ji waa Ndakaaru mën nañ see jotandi. lu ko dalee atum 2017 ba léegi ñi nga xamante ni bii ñoo si yëngu ñu ngay jongante fii si parc bu Hann. paintball day mel ni bal bi day nekk tout le temps si ñaari côté yëpp ngeen di sànni ngeen koy sànnante continuellement parce que du taxaw. da ngay sànni da nga leen di sànni bii bi ñoom tam ñu lay sànni bii léegi yow boo leen sànnee ñoom seen équipe ku mu dal rek ba bii bi takk la rek yow dañ lay éliminer. paintball du yëfu doole du da ngay gaaw du da ngay am doole du da ngay rëy wala déedéet. xarañ la laaj. mën a viser gaaw ak muus surtout muus.
jongante waaye si ni mu gën a ànd ak dal paintball nekk xeet tàggat yaram boo xamante ni bii nga dafa laaj nga jox ko yitte ju mat. bu fekkee ne ndaw ñi ñu ngi koy def si fii si centre bu Hann li leen gën a yitteel moo di xool leneen lu yees loo xam ne dinañ ci yëngu. Habituellement on a plus. dañoo tàmm di gis lu ci bëri ay terrain football wala terrain basket ñu dem bay pratiquer leneen lu dul football wala basket lu rafet la ay lu ëpp 1 an ngi ñuy wax pour def li nga xam ne mooy paintball. Le kiff. dafay mel ni ab jeu la ab fo la rek comme da ngay mel ni kuy xalaat nekk ci guerre di tirer ci ay nit comme tàmmuñu ko di koy def saa su ne surtout ça ndax des fois adrénaline bi waaye man daf ma laaj concentration bu bëri. bi ñu ubbee centre bi ba léegi nag benn jafe-jafe wala jàmbaarloo musu fee am ndaw yi nga xam ne ñooy def ci paintball ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di aar bu baax a baax jaaree ko ci ay équipement yoo xam ni moom la ñuy sol. jàpp ma ne loo xam ne lu violent la am na ñoo xam taxaw nañu pour encadrer ñu ngir ñu xam naka la ñuy jëfee li nga xam ne mooy paintball bi. dañuy sànnante ay bii dañuy sol ay protection ci kaw ba ci suuf sa visage da ngay sol ay casque. boo wàccee ci côté cou bi am na benn protection bu ñu lay takkal bu tudd minerve. boo wàccee ci côté dënn bi am na li ñuy woowee chest. am avant bras yi day am ay protection. benn pantalon rembourré boo xam ni moom moo lay protéger. po mi nag li ci jiitu moo di am njàngale. waaye ñi nga xamante ni bii ñoo ci yëngu organisateurs yi dàqu ñu benn yoon dem ba ci kanam mu am lu mën a jur ndaxte bu fekkee ne am na ay ndaw yoo xamante ni bii bijjeeku nañ ci bu baax a baax du ñàkk ñu mën a bokk ci tournoi yi nga xam ni moom la ñuy amal diggante réew ak réew. Cheikh Sall mu mel ne xeetu tàggat yaram yi bari na lool te wuute ci noonee nag la ñuy dàkkee bi la jotaayu xibaar mbokk yi jërë ngeen jëf ci teewlu gi ci kanam tuuti ngeen di ànd ak Assane Gueye ci xibaar yi ci nasaraan lay doon jaa ngeen jëf.